leen braqué ñi nekkoon ci oto yi nag ñu nangu lépp li nga xamante ne yor nañ ko ci alal lu mel ni ay téléphone portable ak it xaalis si jamono ju ñu doon amal seeni braquage assaillants yi daan nañu sox ay bal jëmle ko ci benn motocycliste bi nga xamante ne nee nañu dafa bañoon taxaw pneu yu moto bi ñu daal di ko yàq ginnaaw bu ñu leen alerté l'armée nationale daal dina déployé bu baax a baax ci bërëb ba hélicoptère militaire bi it daal di survoler secteur bi ñi def boobule braquage noonee la ñu seeyee ci biir àll bi bàyyi seen ginnaaw ay nit yi nga xamante ne dañoo traumatisé wu lool jamono ji nag circulation bi doxatina bu baax a baax ca diggante Bignona ak Diouloulou ngir fàttali am na braquage similaire bi nga xamante ne jotoon nañu ko amal ci même bërëb bi fanweeri fan ak benn ci weeru mars bi ñu jënn bés boobee ñi nga xamante ne ñoo amal boobule braquage daan nañu sox ay bal jëmle ko ci benn oto laata nag ñu retiré wu ci biir àll bi yóbbaale ak ñoom lu bëri ci ay millions ci sunu koppar. Mansour daanaka bi ñuy dëkkmal korité ba ci tay jile amul bés bu ñuy yeewu te dégguñu agression. te amul agression ak violence xadi mu nekk lu doy waar loo xam ñu ngi koy constater suñu bopp ñu bëri nag dañuy wax ni ndaw ñi amuñu liggéey. certes mais loolu baneen angle lañ koy traité. ndaw ñi amuñu liggéey dëkk bi metti na souffrance am na joxul kenn droit joxul kenn raison nga agressé keneen ki nga xam ni xëy na moom sax amul liggéey comme yow. xëy na sax day taaba pour am téléphone comme yow xëy na sax ma ngay xëy dem di wuti dépense kon moo la gën a ñàkk. ni ñuy waxee ni amul benn réew boo xam ni chaque patient dañu la jagleel benn médecin bu lay faj. chaque personne dañu la toftal benn policier bu lay garder noonu la ñuy wax itam état mënut a wàccuwanteeg lépp. dañu waxante dëgg bu ñu amee état boo xam ne am na fu mu lajj ci côté politique de la jeunesse mun nañu ko nangu. mais joxul benn yoon ndaw muy faati boppam ci géej gi wala muy agressé nit. foofu nag sax bu Anta Ndiaye bi xam nga ñooñu du ñuy agresseur. ku góor ki 17 ans la am ku jigéen ki xaw ma 12 ans 15 ans ñu ngi werante ci âge bi. mais ñooñu lan la ñuy chercher ci éliminer dundu xale boobu am juróom-ñetti at. xamoo motif bi lan la quoi loolu benn la ñaareel bi ci des xale yi jamante paak ci banlieue bu Dakar sans compter ki ñu agressé ci façon bu ñaaw. dee ba noppi bàyyi polémique ginnaaw jam nañu ko jamuñu ko dañu ko agressé auto fiir ko yu doye di yoo xam ne di début à la fin moom victime la dañu koo tooñ mais ñàkk kaaraange yooyu bu amee mënuñu ko jël chargé ko état bi nag wax dëgg yàlla état bi mënut a gàdd lépp ñun ci suñu bopp ñoo taxaw suñu kanamu seetu wax réalité bi ñuy dund ñun xol yu waw yi tooñ yi loolu du yoonu état nekku ci loolu suñu propre responsabilité la ak éducation yi nga xam mooy am ci kër yi gis nga doom doo ko dencal ci bu tooñee comme ni nga koy muñloo ci bu ñu ko tooñee c'est ça la réalité mais mënoo bu sa doom defee ndëngate nga ne amul liggéey parce que état bi la bu sa doom demee sàcc nga ne parce que état bi la loolu waxu caaxaan la nañu commencé éducation de base yi ci kër yi di recadrer doom yi di leen utal ay jomb c'est ça la réalité bañ leen a xeebloo téeméer et gëmloo leen ni ci taaba leen di mën a fortaatoo mais amoo liggéey et puis yaa ngi xëy tëdd agression moo gën a métti dem tool ki ngay agressé da ngay xeex ak moom ki ngay agressé da ngay tuur deretam ki ngay agressé boo échec mën nañ laa rey moo gën a métti dem tool ni ngay planifier dem sàcc moto planifier uti jaasi dem uti yeneen ak uti pompe à gaz soo ko defee di nga bay benn 100 mètres carrés kaani paysan boo xam boo ko récolté am ci dara dañu waxante dëgg ñi nekk ci àll bii di liggéey ay ndaw lañu mais tëdd fii Ndakaar waaye amuñu liggéey jël lépp teg ko ci ndodd gouvernement man am nañu ñun part de responsabilité ñun société bi lépp du gouvernement bi waaye agression yi nañ ci waxat Léopold Mansour li muy wax sax dafay firndeel ni ñenn ci waajur yi ñoom itam dañu démissionné ci éducation seen doom. y a une démission familiale parce que wax dëgg ak yàlla léegi dafa mel ni soo duggee ci ab famille léegi yaratuñ gone yi ci tali bi la ñuy nekk di daw ak dem ak ñëw di gis loo xam ne waruñu ko woon gis suñu gisee loo xam ne waruñu ko woon gis ñu ciy roy nag mais su boobaa rek ay musiba lay jur parce que en réalité aussi li ñuy wax ni que c'est vrai mënuñoo jël lépp ñu sëf ko état bi il faut que chef de famille bu nekk ak mère de famille bu nekk nga mun a jël say doom nga mën leen yar di leen téye ci biir kër gi parce que en réalité nit ñi il faut que tamit gone yi tamit ñu jàpp ni que ñoom ñoo war a góorgóorlu
mun a am métier parce que métier yaa ngi fii ci ñi nga am na ay xale yoo xam ne dañuy xëy rek dugg doon ay mécanicien ñu ciy góorgóorlu ba yàlla may leen ci màkkaama ñu nekk fa am seen i jabar am seen i doom mais soo bëggee à chaque fois nga naan da ngay xaar ñu indil la loo xam ne yaa ko war a téel sa bopp nga ñu la koy jox mais loolu mënut a sotti état mënul fonctionner ci ay paramètres yu mel noonu donc il faut que ñu revoir suñu structure familiale yi il faut que tamit ñu mun a impliquer ci suñuy doom yi nga xam ne dañ leen di jur ba pare di leen di topp waaye duñ leen jur ba pare di leen bàyyi ak mbedd gi parce que li muy jur ëllëg su xawee métti di nga ko rëccu li gën nag mooy nga am say doom nga encadré leen loo ci mën def rek nga def ko ci loolu la ci état bi mën a dimbali nga xam ne fii la état bi yëpp waaye nag il faut que ñuy góorgóorlu parce que en réalité suñu waree diagnostiquer la société sénégalaise elle est véritablement malade véritablement parce que en réalité li nga gis ni agression yi ak violence bi nga xam ne moom la ñuy wone tout le temps c'est pas loolu du xar kanamu Sénégal il faut que ñu changer ay paramètres. mu ngoog Léopold ñu wax nag ci association des fonds d'entretien routier africain ñoom ñi de ci jamono ji lu leen sonal moo di ñàkkub koppar li ni mel sax waxtaan nañu ci réunion bi bureau exécutif bi doon amal ni ki tey ci suba ndaje boo xamante ne dañ ciy waajal itam fukk ak juróom-ñeenteelu assemblée générale bu association bi ñu wax ko amal altine ji ñu jëm dina am lu tolloog fanweeri réew ak ñeent yoo xamante ne daañ ko teewee ñu onn ceeg Ndeye Khady Diouf. jafe-jafe yu bari la ñuy jànkonteel ngir toppatoo tali yi ci Afrique association bi ñu dénk fonds yu jëm ci wàllu woowule xamle na ñàkkum koppar ak yenn ci ay jafe-jafe technique moo ko waral. La viabilité. Covid bi jural nañuy jafe-jafe waaye beneen jafe-jafe bu ñuy jànkoonteel itamit moo di dajale lu jëm ci wàllu nag ressources yi leneen lu waral jafe-jafe yi moo di taxe hydrocarbures yi nga xamante ne dafa daal di wàññeeku li ko waral nag di véhicule électrique yi te loolu daf ñu laal bu baax. Efficacité énergétique. 700 milliards ci wàllu franc CFA moom la FERA joto mobilisé jébbal ko AGEROUTE muy investissement bu néew bu ñu ko méngaleeg soxla yi. moo tax bu année bi di commencer dañuy def arbitrage maanaam def programme boo xam ne ni yi nga xam ne axes yi nga routiers yi nga xam ne ñoo gën a soxla entretien yooyu la ñuy programmer defar leen. ndaje mi nag dafay rek waajal fukk ak juróom-ñeenteelu assemblée générale bu AFERA li mbébét li mooy xool nees mën a def ba am tali yu mucc ayib ci Afrique. ñi doon liggéeyee ci AMA Sénégal SIAS ak SOTRAC te bootu ci ab collectif ñoom ñu ngi woy ba tey di sàkku ci gouvernement Sénégal la leen njiitu réew bi diggoon ca campagne électorale bu atum 2019 mu def ko bu ko moyul rek ñu ngi xam ne ni ci fan yi ñu jëm daañu tombale ak plan d'action bu yees ñuy sàkku nag ci autorités yi ñu gën leen bàyyi xel ñu ond ceeg Fatimata Diop. def taxaw seetlu situation ci grève de la faim bu ñu mujjee def waaye tam fàttali njiitu réew mi engagement ya mu jëloon ca élection présidentielle yi ñu génn te rek teniru ko loolu bokk na ca lañ doon di waxtaane ci biir assemblée générale d'information bu ex travailleurs yu amoon Sénégal SIAS ak SOTRAC. di lépp nag pes bu nga am borom moo koy fajal boppam def nañu grève de la faim mais gis nañ ni booba ak léegi président de la république Macky Sall dafa mel ni ku gëmm ci sunuy mbir noppi ci fatt ci ay noppam. te loolu du dëgg du yoon kon bu ñu toogee ba tey dégg ñu ni ma ngay dégager ay milliards pour dimbali ay nit ñu néew doole te ay nit ñoo xam dañoo ñàq ba pare néew doole mu téye seen alal yaakaar naa ne loolu dootul loo xamante ni kenn mën na koo dégg wala di ko seetaan. porte-parole bés bi daal di ci yokku ne bu fekkee ne mbir yi indiw ñu ci saafara bañuñu ci ba taxawalaatal beneen plan d'action. tous les moyens aujourd'hui nag sont bons pour rentrer dans nos fonds. kon tey xeex moo jot. te on va le faire on va dérouler un plan d'action. dafay wuñu suñu mot d'ordre dañ ko suspendre incha allahu rabi dans les prochains jours avant 1 mois vous allez nous entendre su neexee yàlla. collectif bi nag di xamal askanu Sénégal que ni autorités yi fu mu toll nii dañuy def pat comme ku tëx ci noonee nag ñoom nee nañ tey la ñu gën a taxaw ngir rek daal di wéyal xeex bi ngir am la ñu bëgg. Léopold lii ndax du dëggal ñi naan promesse yi politiciens yi di def bu ñuy campagne ñi ko gëm rek la engagé. mais c'est ça c'est que xam nga état tamit léeg-léeg su amee approche yu maanaam ay élection léeg-léeg nag da ngay gis dañuy maanaam segg yenn yi soo xoolee temps yi ñu ngi ñi doon yëngal ñu ci bari am nañu satisfaction mais ñi nga xam ne depuis combien d'années ñi ngi ñaxtu pour ñu mën leen a jox seen wareef defe naa ne état bi war na ko mën loolu lay wax très souvent nekk état balaa ngay joxe ay dige day fekk nga mën ko
mais nag wala nga joxe app boo xam ne wax dëgg ak yàlla mun nga wàccoog ñooñu mais lii defe naa ne c'est des travailleurs yoo xam ne yàgg nañu comme ni ko Mansour waxee ñu dem toog rek ne yàcc yaasaral di xaar peut-être que fu yàlla di dikkee mais